amati leen jàmm ci kër gi ngeen xam ne du jóg di gën di nekk seen wet muy Seneweb falaa leen di nuyootee di leen ziar di leen baalu ak di leen jox seen wàccuwaay kenn ku nekk fa ngeen nekk ma fekk leen fa maa gars yi ma nekkal tey ngir jox leen li nga xam ne moom mooy seen plateau spécial Korité damay garder surprise bi tuuti parce que Nabou laa àndal ci jotaay bi ma bàyyi ko moom mu nuyoo ma doog leen wax ban gan nag la ñu dalal tey ci Seneweb mais moom moo ñu dalal sax ci këram xam naa ne du leen naqari Nabou na nga def. Ndoye Maly Maram Ndoye nuyu naa la. baal ma ak. baal naa la yal nañu yàlla boole baal. amiin ñu fekkee ko déwén yu baree baree bari. amiin amiin ay ci noonu tamit laay daal di baalu ak mbokk internet Seneweb TV seneweb.com ndax nee naa la rek ñoom ñoo ñu dooleel bu ñu demee tey ba toll fii ñu toll grâce à eux di leen wax ne baal leen ñu ak ñu ni tamit baal nañu leen yal nañu yàlla boole baal ñu fekkee ko déwén yu baree baree bare mais Ahmed. comme ni nga ko waxee am nañu gan nag. waaw tey gan bu mag. am nañu gan gu mat gan. ayca ami internet fépp fu ngeen mënti nekk ci suñu plateforme digitale yëpp muy www.seneweb.com ak Seneweb TV comme ni ma leen ko waxee sànq dañu dalal koo xamante ne nii sénégalais yëpp maase nañ boomale ko seen bopp bañ nañ ko ba léegi liñ koy dàqalantale moom mooy le chanteur du peuple golden boy de la musique lañ daan wax mais léegi ñëpp le chanteur du peuple la ñuy wax parce que ku nekk jàpp nga ne yaa ko moom moo tax bés bu toll nii di Korité boo xamante ne nii ñun ñëpp gannaaw bi ñu ko feetee ci jàmm ak salaam mënuñu leen woon a indil ndëwénal boo xamante ne nii moom moo dàq bii ñu leen di jox tey ki wokku nag su ma ko waxee moom mooy le digne héritier de Thione Ballago Seck suñu papa joojule di Wally Ballago Seck grand Wally maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci sa kër Seneweb. maa ngi lay siyaare di la nuyu Ndoye Maly Maram di la wax yegsi ak jàmm ak déwéniti. jërëjëf waaw donc dama lay bàyyi rek balaa ñuy commencer waxtaan bi nga saafonte ak sénégalais yi baalu leen ak ci bés bu mag bii nga xamante ne ni moom lañ jënd muy Korité gi. waaw avant tout maa ngi nuyu sama sister Nabou di nuyu waa Seneweb yëpp di nuyu sénégalais yëpp di leen wax déwéniti yal nañu yàlla boole baal ñu fekkee déwén yu bare bare. ñi faatu yàlla xaral ne àjjana. amiin ñu nekk ci kaso yi mu génn leen gindi leen. amiin ñu nekk ci hôpitaux yi aussi mu wéral leen. ba ñu dellu seen kër yi. te ñu ne nga xamante ni ñu ngi fi ci dox mu bàyyi ñu fi may ñu gudd fan ak wér. jërëjëf ponk bu njëkk bi nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee naam wax nañ ci Korité beeg baalunte àq bi sànq ci suba bi ñu ñëwee sa kër ngay doog a yeewu li nga njëkk a def bi nga paree moom mooy ñu ànd dem Yoof nga ziyaare suñu papa jooju nga xamante ni moom mooy Thione Ballago Seck man sama laaj bu njëkk moom mooy it war a am nga dund ko sans moom lan la lay def. waaw boo xam nga papa Thione moom papa la bu motoon li mu doon donc absence am day marqué c'est normal bàyyi na fi vide loo xamante ni da ngay jéem rek mais ilaa yow mi din kenn mënu ko remplacer donc bés bi dafa jaadu nga dem ziar ko ci bés bu mag bi que ça soit Korité que ça soit Tamxarit que ça soit weeru koor que ça soit Tabaski bés bu mag bu ne rek man damay jubali directement foofu dem ziar ko mise à part jour yi ñu fay dem bàyyi na fi vide pour dire vrai bàyyi na fi vide nag moom boo ko déggee mën na laaj ci pàcc bu nekk waaw. laataa may jox Nabou mu dugal laajam ci loolu nan nga daan dundeek moom bésu it yi nan ngeen ko daan dundee ensemble en famille. waaw bésu it nag fi ma daan toog ñi lay toog fauteuil bi boo ñëwee ci salle bi automatiquement moom ngay jàkkaarloo. waaw donc il sortait pas doo doon génn kër gi. waaw bu dee tabaski la man ak Mouhamed ak Aliou ñooy lewatal gàtt yi moom mosul bëgg loolu dafa ragal loolu. waaw yërmande bi bari na lool ci moom ba nga xamante ni mënul loolu daal. mënu ko donc day daan sëpp di ñu xool ñuy lewatal ba pare mu doog a sol yére wàcc. bu julli jee ba ñëw day sëpp toog di ñu xaar ñu lewatal ba pare mu doog a wàcc. lu mel ni Korité aussi fii lay toog comme gis nga kër gi këru géwél la. sët yëpp ñëw. xale yi jaabante loolu moom ça lui faisait tellement plaisir day gis ni dafa kontaan waaw. Nabou Ahmed foofu lay daal di taxaw ngi rek di ko laaj tey lan la yëg sensation bi lan nga yëg tey. waaw man nag xam nga bésu it moom que ça soit Korité wala Tabaski
généralement damay low quoi. waaw. pourquoi xaw ma damay peut-être daf may rappeler ay souvenirs. waaw. ci moom wala. non pas ci moom. peut-être sama enfance wala dara. bon du lépp la ñu mën a wax mais. bésu it moom damay low quoi. damay low trop. exemple moo tax ma jëloon choix bañ a jouer. bésu it généralement bi ma nekkee ci commandement Papa Thione dama ko doon jouer mais bi nga xamee ni man maa téye commandement bi dama préféré tabaski korité yooyu yëpp du ma jouer quoi peut-être lendemain yi laay jouer mais bés bi dafay diis ci man trop. waaw. d'accord bés bi dafay daal di diis ci moom mais li ma bëggoon a xam rek lan la mës a dund ak ki nga xam ne moom moo di Papa Thione ci jour it loo xam ne heure boo ko xalaatee jamono ji rek sa xol day tooy. waaw lii ma ci mën a wax ci gàttal mooy su ma gisaan automatiquement de Wally Brick su ma ñëwee rek Wally Brick nuyu sama doom yi ne ma sama ndëwënal waaw sama ndëwënal la ma njëkk a laaj su ma ko nee ok ñaata laa joxe ñu commencé waxaale maa ngi woon doon waxaale su ma waxee temps mu ne temps su ma waxee temps bu ñu juboo ci kàddu ma daal di koy jox ndëwënal mu gën a kontaan nag xam nga moom dafa bëggoon xaalis mu gën a kontaan tu vois loolu tamit lu ma marqué woon ci moom la bàyyi na vide daal fii waaw. merci beaucoup sànq pour ñu jënd ci chapitre boobu rek laataa ñu dem ci chapitre boobu bi ñu demee ci cimetière Yoff yi di ko siyaar nga ànd ak njaboot gi dafa am lu ma marqué nga koy wax sa doom ji Mouhamed nga naan ko fee sama kër la jënd naa ko ba pare maa ko moom ak lu nit ñi yaakaar yëpp nan nga mënee am yaxin boobu ak ngëm-ngëm boobu ak doyloo suñu borom ba dem actuellement ci almeeru Yoff yow jënd nga fa déjà sa place. waaw xam nga loolu ci gàttal mooy cofeel bi ma am ci suma waajur bu góor ñun ay murit lañu. ay murit saarix lañu. yàlla dogal bi mu génnee àdduna man maa fi nekkaloon taawu kër gi muy Lamine Naar bi ñu waxtaanee ba pare am ku taxaw mu ne sa papa de murit la dañ ko war a yóbbu Touba ma ne waaw man de yàkkamti naa ko loolu te xam naa ne moom dina ko yàkkamti suma waajur bu jigéen mu ne dama leen di ñaan ngeen bàyyil ma fi seen baay ma koy dem di ko ziyaare heure bu ma ko yëgee di ko mën a def fréquemment di ko ziyaare parce que xëy na su jegee dina fay mën dem 4 fois par semaine wala 5 fois par wala chaque jour sax bu ko neexee waaw bi mu waxee loolu moom mi ngi woon ci lalu hôpital mooy mu feebar automatiquement xolu doom bi dafa ñëw ma jël lépp côté gëm-gëm xam ni Sëñ Tuubaa moom fu alalam nekk rek mu jëli ko ak histoire am ni mu demee Papa Thione rendez-vous mu amoon Yoff jour bi muy décédé tout ça ma ne boobu xëy na noonu la waroon demee après ci laa décidé ñu yóbbu ko Yoff waaw bi ñuy demee Yoff sama waajur bu jigéen nag moom jëndoon na fa bu yàgg da ko jëndoon bu yàgg foofu day daan def chaque semaine rek mu dem bale foofu dem xool néew yi amul taxaw mu taxaw leen denc leen ci ay kopparam moom loolu moom da ko bëgg fekk mu jëndoon fa bu yàgg bi ñu ñëwee ñu daal di koy waajal denc ko bi yooyu weesoo bon je suis mouride mais j'ai préféré rester à côté de mon papa sama bés bu ma faatoo yàlla na yéex. mais xam nga d'habitude géwël man li ma jaaxal mooy géwël daawul ñime dee mais comment ça fait géwël buy dund dem jënd palaasam man looloo ma dépassé man. waaw mais xam nga aussi mënuñu bu ñu nee titre foncier këru dëgg moom boo gis pour man bi gën a sûr mooy bàmmeel am naa titre foncier yàlla defal na ma loolu ay te bu ma faatu woon dama ko fi bàyyi ñeneen ñoo koy dëkkee waaye titre foncier bee ma jënd bu yàlla dogalee tamit ñu dugal ma fa man maa koy moom keneen du ko laal loolu moo tax ma choisir jënd fa
même surul man j'ai une famille ah yàlla na yéex ba ñu waajal ma dugal ma foofu. yàlla yéex. allez-y Nabou. Ameth ci biir wax ji dafa wax lu am solo parce que mu ngi naan sam papa dafa amoon rendez-vous Yoff. foofu lii am mu am ban rendez-vous la fa amoon. dafa amoon rendez-vous gisanteeg benn chef religieux bu nekk foofu. tur bi moom a xaw a réer te bëgguma juum. mais da ko ne dama gént Seydina Limaamu. mu ne ko est-ce que juumoo. mu ne ko si dama ko gént. ñu dem mu seeti ko ñu waxtaani mu xëyaat mu ne ko dama war a ñëw tey waaye dama xaw a jagadi maa ngi hôpital comme dafa laa waroon jullisee tey. ci àjjuma bi baal ma ko rek bu dimanche dinaa ñëw. ci dimanche bi lañ ko yóbbu Yoff waaw. doy na waar. xaw na ma laalaale tuuti waaye c'est ça parce que man ak moom bu ñuy mujjee gisante sànq aussi yaa ngi naan bàyyi na fi vide ci ëtt bi fii lañu gisante woon. joxante woon rendez-vous presque ci fan yooyu lañ joxante woon rendez-vous pour def interview Seneweb. avant loolu yàlla jële ko fa moo tax sànq bi ngay wax vide aussi affaire bi xaw ma laalaale. mais yàlla na ko yàlla xare àjjana. njaboot gi nga xamante ne nii bàyyi na ko fi yàlla na leen yàlla tënk ci njub mbaax tekki ak teraanga àdduna gu sax dàkk ak gudd fan gu wér ba ñu fekki ko àjjana ñun ñëpp donc yàlla na ko yàlla def justement sànq bi ngay wax yaa ngi tudd Mama Diaga lu bari Zeyna Nabou sànq am na laaj bu ma doon laaj naan ma seen complicité yéen ñaar ma ne ko bàyyil bañ toog nga laaj ko léegi laaj ko d'accord. sa complicité ak Mama Diaga moom la ñëpp di laaj parce que gis nañ ne yéen ñaar ni ngeen mel dafa jéggi doy dafa mel ni nit ak xaritam nit ak meilleur amem complicité bi lan la. waaw moom suma xarit la yaay la boo xamante ni daf ñu sonalul ci dara yaay ju baax la ku yiw la ku am yàqin ci suñu borom la ku gëm yàlla la et que ku bëgg njaboot la lu mu am njaboot moom bëggul dara. sama yaay bëggul taw you know bëggul taw soo ko bëggee nax daal nax ko ci Yonent bi nax ko nangu li mu yor ku bëgg njaboot la ku social la ku bëgg def lu baax la mais suma xarit la mis à part parce que dañuy wax lépp sama yaay lépp laa koy wax ça se voit boo leen amul gisante benn aw maag moom sujet tabou lépp laa koy wax lépp laa koy wax tout ñeme naa ko wax lu ne ndeysaan waaw ndeysaan gis nañu loolu ba ci li nga xam ne nag moom moo di taxawaayam à travers sa wet ci say événement parce que gisoo dañ daan gis lu bari balaa ngay dem ci benn événement da ngay njëkkee ci moom mu ñaan nga daal di dem. waaw c'est normal parce que pour man lu ñaan gën a fort moom mi nga xamante ni mooy suma waajur bu ñaanee dina gën a gaaw daal. parce que waajur dafa sax ci xol te doom it dafa sax ci waajur. te vraiment li suñu borom wax sa yaay boobu ñetti yoon. donc loolu rek doy na misaal. donc j'ai préféré su may dem fenn bés lu mu rëy ma jaar ci moom su ma paree nag su ma ñibbee. su may ñibbi si ma jaar ci moom su ma ne nekk. su ma nekk ma wax ak moom téléphone dem tëddi. Ameth ban anecdote la ñu mën a may ci moom ak Mama Diaga. bu ko marqué aussi. Diaga day bon maag moom nag duñ daan am accrochage non du am. mais aussi leen daal xam naa ko moom ku bëgg mbalak la. waaw dafa bëgg mbalak dafa bëgg mbalak. mook Papa Thione ku raw. mook Papa Thione ku dàq tooñ. sam papa dàq tooñ. waaw Papa Thione kenn mais Diaga dafa bëgg mbalak. su ma ko waxee benn wax day retaan su ma ko retaanee mu ne ma waxoo dëgg. waxoo dëgg dafa xam su ma koy nax xam na su ma ko dul nax xam na. dafa lu xam. vraiment sama xarit la. yàlla dogal na man li ma fàttaliku ci sama diggante ak moom yëpp ba ni may wax ak yow nii moomaw bànneex la. ndeysaan waaw. yàlla na sax beneen bi nga xamante ne nii moom laa lay laaj moom mooy ñi nga xam ne nag am nañ sens fi mu toll nii di dundandoo ak seeni parents boo leen doon jox conseil surtout les jeunes. ñi nga xamante ne nii say soppe lañ say xarit nag mais même ñi nga xam ne sax dañ lay déglu may la nopp tey boo leen doon jox conseil ban conseil nga leen di jox vis-à-vis si seen relation ak seeni parents. mooy bu ñu tàyyi bu ñu onk bu ñu yuuxu parce que
sama papa bi muy moment bi muy wàññeeku dama ñëw di ko indil oto ndeysaan. ma daal di koy jox oto bi mu ne ma bii de rafet na mais j'ai le 2021 bi daal laa bëgg ma ne ko waaw léegi maa ngi koy wut mu ne ma non rouge ma commandel ko oto bu rouge j'ai le 2021 ba léegi toggu ci bi ma koy jox oto bi dama ko doon naxtaan samay rakk ñu ngi may témoigner ak ay xaritam mu ne du ma jël bi ma koy nax naa ko léegi teg dama ciy tegal lii di ko tegal ñiy waxaale ba juboo ma daal di koy jox tu vois mais da ngay gis ni muy kontaanee da ngay gis ni muy amee contentement waajur loo ko defal rek yàlla da koy multiplier defal waajur du xaar ba am déedéet du xaar ba am lu ne gàññ sa yaay mën nga ko jëndal sax miskit ci boutique bi nga jox ko mu ñaanal la ñaan boo xamante ni ilaa yawmi diin da lay topp sa baay it noonu man gëw ma bayre sama philosophie la nag non sama philosophie la te nit ki ak philosophie moom xam naa ni nekkul moo buy tooñ gëw ma bayre man baay ree laa gëm c'est-à-dire tu fais plaisir à ton papa surtout à ton papa parce que papa yi dañu sonn ay jàmbaar lañu suñu yaay ay jàmbaar lañu waaye tam suñu papa yi ay jàmbaar lañu ay muñkat lañu waaw parce que boo demee ba am kër ba am soxna am ay doom ngay xam ni sa waajur bu góor jàmbaar la woon tout à fait. donc soo koy retaanloo muy kontaan rek xol bi di sedd pour man bayre bi foofu lay jógee moo tax man je préfère bayre que bayre tu vois parce que lu ma gëmul la quoi lu ma gëmul la mu mel ni Mouhamed ci modestie bi ak simplicité bi nga xam ne moom la Wally Ballago Seck di doxee dafa mel ni waajuram bu góor moo ko daal di inculqué ci moom parce que nekk na loo xam ne Papa Thione bokkoon na ci génération am ki nga xam ne heure boo ko wooyee mu wuyu à tout moment boo ko wooyee mu wuyu boo ko messager mu dem nekk na nit koo xam ne xale mag ku ne mën na ko tardel fu ne ñun journalistes yi ndaw yi xamoon nañ ci dara donc mu nekkoon loo xam ne tamit bien vrai que marqué na ko mais ñun aussi marqué woon nañu lool di ko ñaanal yàlla rek yal na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana. amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi merci beaucoup dañuy dugg nag ci chapitre réew mi tey ci bés bu ni mel soo doon baalu àq ñan ak ñan ngay baalu àq particulièrement waaw su ma doon baalu àq damay baalu àq sénégalais yëpp parce que man ci sama matadi ak sama doyadi ak sama nangu doon jaam ñëpp lay tooñ donc maa ngi baalu àq ñëpp waaw maa ngi baalu àq ñëpp man mi si mën a tooñ bi ma tooñaale war nga baalu àq artistes yi aussi parce que sonal nga leen trop parce que nekk ak say nawle bàyyeewoo leen dara bu doonee Cissés nga jël feesal bu doonee Grand Théâtre xajotoo fa bu doonee stade yi nga tuur région yi bàyyi woo fenn ñuy daw di jël Gàmbi as tuut nga jël Gàmbi lépp boole ay ñeenti fan nga fay def ak juróomi fan ba pare di ko doubler nag boo defee weer wi Gàmbi ñetti fan delluwaat weer wa ca topp donc loolu tamit jàppoo ne àq la non de façon maa ngi baalu sama mbokk artistes yëpp aussi ak di la ñaanal gudd fan ak wér ku ci nekk li nekk sa xol yow yaa ko xam su gënee ci yow yàlla na ko yàlla def parce que nit ki tamit mën na di yóotu lu gënul ci moom man je préfère may wax li may ñaan su gënee ci man yàlla na ko yàlla def c'est très très important di baalu àq aussi sama mag sama xarit ñu koy wax PDG Doro Gueye waaw dama ko sonal pour te dire vrai nit la boo xamante ni Sénégal yëpp war nañ ko delloo njukkal Sénégal yëpp war nañ ko ñaanal gudd fan ak wér parce que def ko te lu baax la Doro damay gis nit bu feebaree fële ma woo ko ne ko faj ko du ci teg baat Doro damay gis nit ku ñuy génne fële ma woo ko ne ko faj ko du ci fayal ko du ci teg baat Doro dama ko sonal ba ci kanamu yàlla li nga ciy dégg sax tur bi noonu yëpp
man maa ko tooñ parce que man maa tax mu siiw mais c'est un homme de l'ombre moo koy baalu àq bu baax di ko ñaanal gudd fan Guèye Amadou Maktar sama mag ji sama xarit bi maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal gudd fan di ko baalu àq aussi mu ngi noonu Ahmed. boo amee looy dugal foofu par rapport ak artistes yi. non par rapport ak artistes yi moom ñun xam nga wax nañ ci waxaat ci naa la bàyyi yow nga doxal. man dama mën a tooñ. man dama mën a tooñ ñëpp xam nañ ne provocateur la Sidi Diop particulièrement tey boo ko jotoon di ko baalu àq loo koy ñaanal. di ko wax gudd fan ak wér di ko ñaanal gudd fan ak wér. parce que soo ko ñaanalee li nekk ci xolam après day nekk chanteur du peuple de. incha allah jël sa place. incha allah yàlla na raw loolu. amiin ci barke yonent bi yàlla na ko raw ci barke bés bu mag bi. amiin parce que aussi macha allah mu raw ko wala mu doon ko du ma yàqal dara du teel li ma doon ko. ok yàlla na ko raw ci barke Seydina Mouhamed xol bu set laa yor. bu ko yàlla mayee gudd fan bàyyi ko fi yàlla mën na ko defal. parce que vraiment war na aussi jàmbaar la. jàmbaar dëgg la. est-ce que xam nga ne mu ngi lay dégg. Seneweb rek la am. yàlla xam nga ne mu ngi lay dégg. waaw allo allo. d'accord léegi joxal Sidi téléphone bi mu wax ak frère am Wally Seck téléphone. allo Sidi. allo. Sidi yaa ngi en direct sur Seneweb yaag Wally Ballago Seck jouru Korité waxal ak moom. waa Jaabira. mais grand frère. mais Jaabi nu mu demee. mais maa ngi lay siyaare. maa ngi lay màggal bu wér a wér. maa ngi lay déwénati di la baaluwaat. baal naa la nañ yàlla boole jéggal fekkee déw ñu bare bare. mais mag ji ñi balaa dara dama lay boole ak ñoom ba pare. lu ñu def. parce que dibi saaf bi ma tiimoon. waaw. ñu ne ma surprise bu mag ma ñëw toog maa ngi naan leen ñii lan lañ ma war a jox. waaw lii lan la ma war a def. waaw. mais nag liñ def nii. wax dëgg yàlla neex na ma. waaw noonu la. yow suma xarit nga. suma mag nga maa ngi lay déwénati. di la fekkal déwén. di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér. amiin yaa rabbi nga fekke ko. lépp li nga bëgg ci sa carrière yow yaa ko xam suñu borom defal la ko. amiin yaa rabbi amiin. waaw lii moom wax dëgg yàlla kawe na ci man quoi. jërëjëf. tey bisum jullit la. suñu bis la ñun ñaar ñëpp. donc buñ ko tegee ci yoon sax damaa war a taal sama oto ñëw ba kër ga. dëgg la. dugg déwénati sama mag. dëgg la. donc buñ ma seet seeni def ak man émission ne ma kaa ñu am kuñ la paas. dëgg la. wax dëgg yàlla xalaatuma ko woon ñu paas ma la. contentement bu mag la ci man. jërëjëf. ndax yow nit ku baax nga. jërëjëf. mais alors naka ginaar yi. non man xam nga laalaguma dara quoi xam nga man nag dama may horaire yu may coob. non bàyyi yooyu xoolal maa ngi wax. non xam nga man dafa am heure yu may coob. non bàyyi yooyu. non kaay ma expliqué rek man dafa am heure yu may coob. sama grande sœur ñooñ la. mais non dégg kaay ma wax la rek. man ba pare fekkee ni lu tax du ñu invité Diobé. man dañ may dressel table yi ba mu jéggi dayoo. donc heure bi may lekk du ma dem fenn damay toog rek di lekk di nante ba heure tëdd ma dem tëddi. mais léegi xam nga nu ñuy def. waaw. yow comme que man tuuti laa jotoon a mos gars yi coupé sama appétit yow booy lekk da nga may woo. Sidi xam nga nu ñuy def. waaw. xam naa da ngay bàyyi ba yi passé. parce que non xaaral rek parce que non xam nga la lay bañ. non xam nga la lay bañ. sa appétit dibi saaf boobu noonu ngay wax noonu. lay bañ nga yen ma ko. non damay bañ nga yen ma ko. mais nag aussi je te souhaite une longue vie. maa ngi lay ñaanal jàmm. amiin maa ngi ko doon wax léegi. amiin njàmbaar nga. yaa ngi doxal showbiz bi. yaa ngi bouleversé nga hiérarchie bi macha allah c'est très bien. c'est très bien man aw ma leen lu ma lay wax du lu jàppal benn conseil rek laa lay jox. te di ko jox sama bopp di ko jox képp kuy waykat. ak lu mën a xew rek.
dignité honnêteté fexe ba boo ko mënti dajeel ci sa noonu la doo sëgg dëgg la c'est très très important am le na reste yaa ngi ci yàlla na yàlla may la gudd fan ak wér amiin yaa rabbi waaw amiin yaa rabbi waaw amal jàmm kontaan naa nuyul ma ñëpp yow nit ku baax nga waaw Waly demagoo ah nga ne demagoo Waly waaw Zeyna Bamba tey soppe yëpp ñooy laaj featuring bi kañ la yow ak Sidi Diop maag Sidi waaw featuring bi non loolu xaar leen ba ma am milliard man maa koy produire. non mais loolu day yomb léegi nii loolu da ngeen di fay lu cher ñu dem yóbbu ko U Arena mais xamal lu ne waaw harmonie boobu moom boo lekkee ganaar dootoo ko defati loolu moom boo lekkee ganaar dootoo ko waaye xam nga li gars yi xamul li gars yi xamul mooy je dirais même Sidi c'est un produit de Waly Sidi c'est un Waly fini Sidi buy dox sax da nga xam ne kii dafa bëgg Waly et j'en suis fier quand je le vois je suis fier de lui je l'ai dit la fois passée j'aime bien ce gosse il est juste formidable il est formidable c'est un jeune formidable c'est à applaudir Ahmed sénégalais am na question bu ñu bëgg a poser Sidi Diop nee nañu Waly jour anniversaire am gis nañu problème bi mu am ak gendarme yi ñu ne daa mel ni Sidi Diop non daa mel ni ñu ne Sidi Diop fi mu ne nii nag Interpol la nar a dem jàkkaarloo ji. du ma ko nangu du ma seetaan loolu. mais Sidi. mais xamal lu ma lay mais da mooy bidal Sidi mais Sidi. non xaaral ma wax la man xam nga lu ma rey ku nekk ak lu la rey man xam nga lu ma rey. bi mu naan booy arrêtez ça. je suis pas là pour ça. non xam naa nu mu demee xam lu ko jàpp. daa fanaan studio génn studio asamaan si leer xëddul. koor gi. mais Sidi yow ñu ngi xaar de gars yi nee nañ Interpol ngay jëli ji. bul dugg ci loolu de. mani walaay waxuma la sax dugg déggee ma leen sax. non pourtant mën nga essayer FBI de sa jour anniversaire. waaye déggalu ma la. yow te FBI nga ci taamu yow. xamala la Waly mooy jëriñ bi bu defee rek maaf ñun nun ngi pour ñun ñëpp. mais nag bu convocation amee na dem bañu fi. Sidi yaa ngi wax li may wax sama gars yi télé ba nee naa leen daal bu wax jotee fii man lu ma neex laay wax bu ñu demee fële ku ne wax loo xam. mais mi ngi nii lekk ay ginaaram bàyyi ma ko ne ko invité ma damay lekk si ginaar mu naa ma non lekk sa dibita. doy na waar. Sidi merci beaucoup xam naa ne amoo jot. bëggoon nañu xam Waly bëggoon nañu xam. yéen mënoo leen toog foofu di def fii émission ñun dañuy continuer suñu émission donc bàyyi leen ma bàyyi leen ngeen tàggatoo. surprise bi nga xam ne def nañu ko nii idem que surprise bi mu nekk ni mu nekkee ci Sidi nan la def foofu ci côté Waly. ok d'accord Waly dégg nga laaj bi mu ne surprise bi nga xamante ni. effet surprise bi ñu def nii nga dégganteeg Sidi Diop donc lan nga ci yëg. ça m'a surpris c'est une bonne chose waaw lu rafet la ça fait du bien ça fait du bien xam nga ñun waykat yi du ñuy mën di génn di wax tout le temps du ñu am occasion bi te boo defee lu xew rek nga génn wax bu yàggee di nga tardé donc ça fait du bien ça fait vraiment du bien macha allah waaw je suis content ça m'a fait plaisir Sidi day répondre wala non man dama mi ngi émission dama koy ñaanal rek donc yan bi yàlla na ko suñu borom oyofal waaw man sama waxu démb mooy sama waxu tey boo ñëwee ci dëkk fekk fa ay nit yu am jom di liggéey di avancer da ngay xool nit yu am jom yooyu ni ñuy liggéeyee ba avancer nga topp ci nga liggéey nga avancer man àdduna du neex ba doomu aadama dégg ma yëkkati kàddu bu ñaaw wax ko ci Waly Ballago Seck
ndaxte nag bu musique jeexee lépp jeex suma grand frère la te it ëllëg man damay am âge bi mi am yeneen booy dañuy tëll te it bu ma tollee fii mu toll wala ma raw ko bugguma ay xale génn di ma wax yenn kàddu yi donc moo tax du ma ko mës a wax lu ñaaw man sa xarit laa sa frère laa te ni ma ko bëggee man xam naa ni noonu la ma bëggee waaw man xam naa ni noonu la ma bëggee waaw non moo ma raw sama fanta la man la bëgg man la bëgg Sidi yaa ngi mel ni ku nekk ci campagne électorale di ut ay militants non man la bëgg non mais laaj ko bala maa coupé laaj ko non man la bëgg moom kañ wax na ko nee na sa gosse là je l'aime jour bi mu koy njëkk a wax bët yi dafa taa. ba pare ñu ne ko nii ñu ne ko mais le pourquoi lépp mu ne il est osé. il est osé. waale je t'aime waay. waaw ok moi aussi. ayca merci beaucoup mu nekkoon Sidi Diop en ligne moom lañ amoon ci beneen côté bi mu nekkoon ak suñu présentatrice Zeyna Bamba ma koy nuyu bu baax a baax di leen nuyu yéen ñëpp donc Sénégal mu ngi nii waali donc lii nañ ci jublu woon bisu it on en avait besoin ñun ñu nekk ci showbiz bi ñun ñu nekk ci milieu bi ak fans yi ak melomaan yi ñun ñëpp soxla woon nañ dégg leen ngeen déggante benn jour mais laaj bi may dugal nag moom mooy parfois dina lay arrivé nga gis ci réseaux sociaux yi mbalak yi waaw dama koy gis comme sànq wax na bu policier bi ayaya bëggoon naa ko wax balaa muy dem bëñ bu damm bi feeling la bu ko changé bu fekkee yaa ngi may déglu donc dégg naa sax benn jour gis naa benn booy bu bind ne Sidi dafa bëgg a dem def bëñam yi comme Wally Seck mu weextaal donc ku ko pooseel dammit la amagul donc genre mbalak yooyu boo ko gisee nan la lay def waaw mais xam nga Sénégal moom ku ne xam na ni kaf moom mën nañ ko waaw dañuy kaf ba dugg boîte vocale donc c'est bien man nag li may am jotu yàlla xam na ko ñi may seetaan ñi ma xam nañu li may am jotu seetaan télé ak yooyu bëriwut waaw parce que damay busy lool waaw te je suis tout le temps entouré donc li may am bëgg seetaan te dama ko mën waaw donc y a les Abba les Cheikh Mbacké les Moustapha ñu may wan affaire yi per xoolal kii ma xool kafre mooy loolu. non mais man surtout benn bi ñu naan li tax takkagul jabar ba léegi dafa gisagul. ku mel ni Soxna Aïdara moom lay wër dem na ba Dubaï dem na États-Unis dem na Inde mais gisagu ko moo tax mu bañ a takk jabar. waaye yow da xoolal. non question boobu dañ ko fàtte laaj. xoolal am na fula na wër ku mel ni Soxna. foofu laay daal di taxawa ngi parce que tamit lii c'est beau dafa mu ngi wane ne Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii tamit daf di daal di baax fans yi nga xam ne tout le temps ñu ngi daal di am problème entre ñoom ñu ngi waxante lu ñaaw ñu gis ne showbiz rek moo leen boole amoo leen benn xaar ma yàlla ban message nga leen di jox fans yi toog di leen seetaan. waaw mais xam nga fans nag boo ko joxee message rek tooñ ko. d'accord. ci li ngeen xamul fans joxoo ko mu lekk joxoo ko mu naan jëndaloo ko billet jëndoo connexion day wax comme cofeel day wax ci mbëggeel donc loo ko wax rek frustré ko parce que fans la bañ nga ba tuddee ko fans la moom moo war a wax kon waaw donc li ma mën a wax daal mooy man mën naa dékku yàlla na ma yàlla may kattan ba may dékku ba ci kanam donc fans ak waykat ñoo ànd showbiz ak ay fans ñii dañuy excité ñii dañuy calme ñii dañuy mën a nëbb seen mer ñii dañuy mën a wane seen mécontentement je sais pas noonu la bindoo donc li may wax man samay soppee mooy je vous aime énormément je vous aime énormément parce que xam naa ni bëggoo leen lu dul Wally c'est-à-dire nit ki di nga ko bëgg ci ay qualité kese nit ki di nga ko bëgg ci li muy def nit ki di nga ko bëgg ci wayam mais ñoom Wally lañ bëgg ñoom daal lu jóge ci Wally bëgg nañu donc mën naa wax ni maak ñoom seen du affaire fan c'est familial alors je vous aime énormément di leen wax ni xuloo werante yooyu yëpp c'est bien beau mais vous connaissez votre artiste xam ngeen de quoi il est capable
tout à fait. ak vision am ak mentalité am ak fi mu bëgg àgg te bu ñu yàlla may gudd fan bu soobee yàlla dinaa fa àgg incha allah. Je vous remercie de m'avoir accompagné de mes débuts jusque là yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla sàmm leen waaw. mais ba tey damay taxaw foofu ci coowal gendarme bi parce que ba tey fans yi ñooy wax ñii ne nañu warul woon taxaw wax ak ñoom ñii ne ni mu def noonu la moom tungu ne du teew ñi nataal mu ngi nii di toog lan ngay wax ci cas boobu. qu'est-ce qui s'est passé d'abord. lan moo xew d'accord lan moo xew ba situation jour anniversaire am en plus. Il s'est trouvé que le jour de mon anniversaire dama teel a génn naaj bi tàng yi 13h moins yi maa ngi yoroon Rolls bi oto bu fës la nag j'avoue bi may ñëw am benn taximan bu ñu arrêté automatiquement bi ma tëlee rek ñu ne ko non dama taxawal man nag samay dawal damay takk ceinture ma wàcce samay vitre ne ko salut chef mu discuter ak man laaj ma génne permis assurance génne kayit jox ko mu ne ma des na beneen de bii war na ànd ak beneen ma ne ko ah bon ma ne ko ah man de douane bii lañ ma jox mu ne des na beneen ma ne ko non ba tey c'est pas grave j'ai appelé ñu indil ma beneen kayit bi ñu jëlee ko ci transitaire bi ci saa si bordereau spécial bi dem service des mines ñu indil ma ko j'ai fait là-bas 45 minutes di xaar waaw parce que photocopie laa yor j'ai fait là-bas 45 minutes les gens ont témoin ñi fa taxawoon mën nañ koo témoigner def naa fa 45 minutes bi kayit bi ñëwee ma jox ko après moo joxaate kayit bi toogaat naa fa ay 20 minutes je pense que lépp mët na 1 heure de temps ci même place bi ci même place bi nit yi ñu ngi ma wër ñii di photo ñii di vidéo mais comme man dama nekk nit boo xamante ni je me dis que ñëpp samay xarit lañ alkaati yi samay xarit lañ la preuve seen soirée yëpp généralement maa koy tëgg muy gendarmerie di police je pouvais pas bëgguma woon sax woote pour mu may ma sax ma déplacé wu dama taxaw rek fi ma taxaw loolu parce que bëgguma woon ñu ne waa ji dafa beew wala dafa tout à fait je suis resté alors il a rien dit vidéo yu bari nit ñi bare encore nit ñi bare embouteillage am borom scooter yi ñëw gaare chanteur li fa yaay joxe kayit di joxe lii joxe lii tu vois alors le côté humain est sorti nga ubbi sama bunt ma ne ko chef da nga may bindal voilà su fekkee da nga maa immobiliser oto bi nga immobiliser oto bi bu fekkee da nga ko war a fourrière nga fourrière ko am naa ay kayit am naa assurance am naa permis il faut nga wax ma loo mu fi téye il est parti automatiquement il est revenu il me dit bouge ma ne ko je bougerai pas d'ici fii nga ma téye pendant des heures pendant ay waxtu presque 1 heure alors fii nga may joxe suma kayit wala nga bindal ma après il m'a fait ouais allons-y à la brigade ma ne ko tant mieux c'est ça qui devait se passer parce que ba léegi man xaw ma li ma manqué kuy dawal da nga war a am assurance da nga war a am permis su dee oto la bu ñu amagul plaque immatriculée dafa war a am CMC am naa yooyu yëpp léegi laaju na moom moo nekk donc j'ai pas compris peut-être nag daf ma waroon jox cadeau d'anniversaire le côté humain est sorti weeru koor gi jàpp nañu maak moom yëpp naaj bi tàng na ba pare maa ngi taxaw fi ma taxawoon maa ngi bëgg dem tour ndox mënu ma def dara mais je voulais pas bëgguma man ku ma xam ne dama xawee yaru man noonu laa mel je suis pas faux mais nag quand su côté humain bi génne da ngay xam ni kii il est mer na parce que man laa mel du ma mënuma tricher sama émotion mënul nëbbu alors
ñu dem gendarmerie ñu dala ma samay kayit wàccu moto bi dama ñëw ñu dugg ñu dala ma samay kayit peut-être que foofu la waroon gënee noonu la waroon demee mais attention ak lu mën a xew dama weere d'accord. ok kon toon na laaju naw ñu bëri dañ doon wax ne Xaaral rek. attitude boobu waroo ko woon a am. xaaral rek ak lu mën a xew man dama weere xam nga lu tax lu tax foo toog 1 heure de temps presque mënoo nga fa toog 6 heures de temps mais c'est le côté humain qui est sorti. loolu leer est-ce na que jotul yaakaar aussi naa. ci message boobu noonu est-ce que tout tamit nit ñi dañu war a bàyyi xel ne parfois doomu aadama kese nga. waaw d'accord moo tax ma ne c'est le côté humain qui est sorti xam nga man ñun ñi ne nga xamante ni dañoo sonn. parce que on est obligé di maslaa rek dañuy maslaa rek tu vois yow li nga ñeme def man ñëw ma ko def ak lu mën a xew dama weere parce que ak ni ma toll waru moon sax wàcc mais su ma demoon tey dem ne ok naa yónni ku jël si kayit yi loolu indiscipline la day mel ni dañ ma arrêté ma daw ma dem su ma demoon man xaw ma ban brigade la nekk gisuma dara mu jël samay kayit denc ko damay lor sama bopp il a mon permis donc je pouvais pas y aller dama taxaw di ko xaar ak lu mën a xew tamit maa ngi jéggalu parce que man awma problème boobu j'ai pas ce problème même si jàpp naa ne au fond de moi j'ai raison maa ngi jéggalu parce que ni ma toll la man ku toog 1 heure de temps di xaar mënoon nga toog toute une journée mais nag côté humain bi moo génn et man ku ne xam ne ni ñëpp samay xarit lañu la gendarmerie la police ñëpp samay xarit lañu je sais pas comment il s'appelle mais je lui dis maa ngi lay tuubal maa ngi jéggalu que la vie continue il s'appelle Ouais. gendarme. ah il s'appelle gendarme. waaw maa ngi lay tuubal maa ngi jéggalu la vie continue ok waaw bon laaj bi ma bëgg a laaj foofu moom mooy par rapport ak situation boobu peut-être yow la benn yoon ou plusieurs fois peut-être bii moo siiw mais la plupart du temps ñun Sénégal yëpp ñoo bokk commencé lu ñuy jooy mooy ci kaw tali bi da ngay nekk en règle teewul ñu téye la wala ñu tardeel la ci réew moo xamante ne nii comme li président bi doon wax fast track lépp dafa war a gaaw nit ñi xam nañ ne transport ci moyen de développement yi la bokk ba léegi ci en 2022 Sénégal di am problème yooyu lan nga jàpp ne moo ko waral recul boobu noonu. waaw c'est un côté tellement fragile parce que aussi dans un rond-point comme ça boo rond-point bu lii rond-point nii boo arrêté fii Wally mu taxaw fa ak otom bu fës ak Wally Seck scooter yi ñëw gaal taximan yi ñëw gaal ku ne di classe kii di photo kii di interview kii di jël vidéo embouteillage yaa ko créé tu l'arrêtes tes papiers il est pas en règle tu lui dis ok je suis à la brigade telle bu ngoonee nga ñëw fay demal pour man on gagne beaucoup plus du temps. on gagne du temps te bu ngoonee dafay ñëw fay s'il le faut tu es là tu restes là bàyyi fi oto bi mu wàcc bàyyi fi oto mu jël taxi dem nga immobiliser véhicule bi nga fourrière ko wala allons à la brigade pour man c'est mieux beneen bi ci topp mooy dama ragal tooñ et je dirais à tous les Sénégalais képp kuy dawal na nga am permis na nga am assurance na nga am këyit bu mat parce que c'est très très important du ma fooye loolu man du ma ñàkk permis assurance ak këyit bu mag du ma ko fooye parce que bugguma tooñ et ak lu mën a xew c'est pas un exemple à suivre non d'accord alors ñoom tamit xam ay nit kese lañu te naaj bi dafay tàng you know dafay métti naaj bi dafay tàng you know te ñu ngi toog di assurer suñu sécurité ak lu mën a xew rek ñun ñooy mujj tooñ donc il faut aussi ñu xool solution daal parce que ñu ñoo bokk nekk baay waaw mais c'est un sujet tellement fragile bugguma ci xuus parce que je ne maîtrise pas comment faire pour améliorer loolu bés moo ko xamoon tey je vais faire de ça mon projet je vais porter le projet dem ci kilifa yi ma war a dem wax leen ko ñu jàppale ma ci mais nii bugguma ci avancer parce que je maîtrise pas waaw
justement dañuy ñëw ci projet yi comme nu mu ko junjee à part la musique ci yan projet lañ la mën a xaar ëllëg dañ lay gis nag ngay def social lu baree bari même su fekkee parfois nit ñi ne sama classe gi xamul dara gi toog ci seen plateau ne suñu sañoon mu gën ko organiser suñu sañoon mu am fondation wala mu am leneen ak leneen ci leneen lañ la mën a xaar nga investir ci ëllëg. am fondation day du xam nga di nit ñi dañuy jég dafa wax fondation rek fondation dafa laaj këyit te balaa nga jot ci récépissé bi di nga xam ne lépp dëgg la fondation du caaxaan de bi ma dugalee suma këyitu fondation léegi bi ma ko dayoo topp di ko organiser di ko defar léegi mot un an et demi ba léegi ñu ngi def seen enquête de moralité pour xool est-ce que war naa ko am du caaxaan de waxuma association de fondation laa wax waaw non yow dépassé nga waaw association donc j'ai beaucoup de projets man je veux bien faire pour mon pays parce que le pays a beaucoup fait pour moi le Sénégal a beaucoup fait pour moi la jeunesse sénégalaise ils m'ont beaucoup aidé dañ ma jàppale dañ ma soutenir dañ ma dimbali donc bëgg naa def dara pour suma réew et projet yi mi ngi fii waaye xam nga du lépp ngay wax fii da ngay bàyyi ba mu antu rek su ko defee ñu daal di koy gis mais bu ma tegee ay li bu ci yàlla defee jàmm su ma ko tegee dinañ xam ni waykat bi teg na de waaw parce que man du ma defantu waaw du ma defantu su may def dara damay def loo xamante ni fii ba ci samay sët dañuy xam ne lii seen bàyyi waale ko defoon incha allah te yàlla na ko yàlla mottali waaw dinaa xool nu may seetee njiitu réew mi ñu daal di xool nuñ ko doxalee bu soobee yàlla ci lu mu gën a gaaw gën a baax parce que fondation boo xam ne moom soxlawuñu ko ñun ñoo ko soxla ñun ñi nga xam ne góorgóorlu yi ak gars yi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ak ñi nga xam ne dañuy feebar amuñu lu ñu fajoo justement moom mu ciy def liggéey bu am solo donc buñ ko ci jàppalee mu gaaw je pense que ñun la ñuy dimbali sama genre gi sànq def na erreur bu mag après dinañ ci wax erreur feft yi ana waa ji sax waa jaa ngi nee toog sa waa ji ñëw ci oto bi naa ma yoroo feft ma yaakaar ne fukki dërëm lay wax nekk 50 000 lay wax ma ne ko saa yi da ngaa juwaale man du ma waalee ngi fee niveau yi bokkul am ñoo xam ne ñoo nekk ci niveau 50 000 am ñoo xam ne ci niveau feft lañ nekk man bi mu waxee feft pour man 50 000 lay wax 50 francs mais Ahmed ndeke 50 000 lay wax ma ne ko da nga juwaale oto yi waalee ngi fële niveau yi bokkul mais Ahmed nga sagal ma ci parce que Waly dama ko présenté ne ko sama responsable la ngi nii day yaakaar ne tamit responsable Seneweb laa nekk du Faramareen de kees yi bokkul donc justement sànq ñu ngi wax ci projet yi muy gisoon nañ nga jénne fi ay teaser ba benn vidéo bi jën na muy cartonné bu baax a baax yeneen yi luñ ciy xaar te ñun dañ jàppoon ne bi ñu gisee teaser yi yëpp noppi na quoi dañuy xëy bés rek jénneendoo rafal def 4 wala ci benn semaine wala ci benn weer lu tax nga jox ñu benn téye ci des yëpp noppi na waaw lu tax nga téye ko non bu fekkee Sidi Diop moo tax moom Sidi moom bul sonn moom Sidi moom booy jënde lenn bi ni buy jënde 13h moom kenn mënalu ko dara moom yëpp noppi na ok yëpp noppi na c'est que weeru koor dafa diis weer la boo xamante ni dafa xaw a diis doo mën a def yenn pub yi quoi mais bon nañu xool fii ak vendredi disons vendredi inchallah vendredi ma may leen ban ngeen ciy may parce que bari nañ ça dépend dinaa xool après staff bi lu ñuy tànn ma may leen 4 wala benn wala 2 wala 3 ça dépend yéenay xool bon man benn damay bañ fot benn baax na ma avalé boobu ba pare en attendant jox ma yeneen vendredi ma may leen benn inchallah ok vendredi inchallah donc en exclusivité vendredi ci chaîne YouTube Waly Ballago Seck donc lañ koy amee donc ñoo ko déggandoo vendredi lay génne beneen single bi nga xam ne moo nekkoon ci ñeent teaser yi benn inchallah exclusivité bi Seneweb laa ko waxee jeex na maintenant ñu wax ci carrière internationale bi ñu bari dañoo jàpp ne fi mu toll nii upp nga làmb ji mais ci fiñ lay gën a xaar duñ la fa gis muy au niveau international lan ngay tontu ñooñu. Écoute, pour être international il faut être national avant tout pour man Sénégal bi ñu nekk waykat international boo taxaw ne ko koo xam Sénégal dina la Wally Seck ouais parce que ñoom ni ñuy duggee ñoom seen page di leen xool noonu la ñuy duggee suñu page di ñu xool
mais tey jii ñu gis la ci yenn scène yu mag a mag a mag yi Europe wala feneen ak feneen bëgguma tudd ay tur mais par exemple man rêvé naa ci culture bi ma gëm fii Sénégal ne dafa war a dem fu nekk ma gis la par exemple Olympia nga feesal ko wala Wembley wala nga feesal feneen. mais bon man xajuma Olympia. Ah bon? Non, xajuma Olympia. D'accord. C'est ça mon problème en fait. Man mënuma dem Olympia parce que xajuma Olympia. D'accord. Olympia ça fait 2500 personnes. Man mënuma jël salle. Non su fekkee Sénégal la doo fi xaj mais su fekkee Europe la. su dee Europe xajuma. xajoo fa tamit. ok d'accord léegi nan nañ mën a def ba di la gis ci scène yi gën a mag Europe. C'est ça le problème. Olympia c'est une salle mythique. Je me rappelle très bien sama papa salle boobu bokk na ci ay rêve am. waaw mais man mënuma def Olympia parce que xajuma fa. Olympia mënoon naa fa def benn raxas par exemple ma def date bu mag. après ma dem raxasee ko Olympia mais man xajuma Olympia. D'accord. Sama salle yi may gën a jël yi gën a ndaw Paris ça fait 6000 places. Max minimum tu fais 6000 places donc mënuma dem Olympia 2500 places. C'est impossible. Okay. C'est faire tort à mes fans. dama leen di tooñ. D'accord. Parce que day indi leneen sax loolu. léegi soit lenn ma def Olympia vendredi samedi dimanche. VSD. ok. Et c'est Wally, c'est le chanteur du peuple. Bon, on peut voir le moyen de le faire. Okay. Vendredi samedi dimanche. Mais pourquoi pas ne pas essayer? C'est une très bonne idée. Ouais, peut-être vendredi samedi dimanche. ñu def vendredi samedi dimanche. mais kon nga daaneel record. Toutes les grandes salles d'Europe je l'ai fait. ok. Toutes les grandes salles. Alors su may jëlaat salle. Je sais pas maa ngi xool mais bi Bercy sax doyu mooy sang bi. Ah bon? Non. mais Bercy bu njëkk bi daa cooloon de loolu la gars yi wax fii Sénégal. Arrêtez yow. non gars yi du ma. mais je parle pas de gars les images sont là. Je parle pas de gars moi je parle man du ma wax ak non man du ma genre boobu man je réponds pas à ça. D'accord. Mais les images sont là. ay nit da ko filmer ay téléphone da ko filmer ay portable ñoo ko filmer ay caméra ñoo ko jël. J'ai fait Bercy en 2016. ci situation bu metti. su may demaat Paris su ma amul beneen salle bu ma musul tëgg du ma dem Bercy. Arena laay jël 2 fois plus que Bercy. D'accord. Defal ko bagage. ok kon mën nañ xaar ci lu yàggul dara Wally Seck jël benn salle bu mag Europe woo fa Sénégalais de l'extérieur je veux faire Arena c'est-à-dire 2 fois Bercy. Il y a Maître Gims qui l'a fait. waaw Maître Gims def na ko. à part moom y a que les tubaab qui le font. et je veux le faire. c'est une envie et dinaa ko def. Inch'Allah. ok foofu laay daal di taxaw ngi parce que tamit mu ngi dërmal li nga xam ne moom moo di tournée européenne di waajal nag waa Europe nag fi mu ne nii jamono ji ñëpp taxaw nañu di xaar Wally Ballago Seck tournée yooyu tey nan initiative bi déjà fan la jóge yéen a ko produire wala. non c'est des promoteurs. D'accord. C'est des promoteurs. may profito di ko gërëm ku ci mel ni Salim. les promoteurs gambiens ñoom Omar la famille de Fanta. aussi may gërëm aussi sama cousin. borom Espagne. maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax. sama xarit la sama mbokk la d'ailleurs ki def festival bi. am na yeneen date aussi. comment dirais-je Maroc. Maroc Espagne. encore ku ci mel ni Papalaay. muy sama grand frère aussi. Amérique aussi. am na Amérique ku ci mel ni Grand Fall ak Youssou son équipe. maa ngi leen di gërëm. en Italie aussi grand Aliou Ndiaye. Italie maa ngi koy gërëm bu baax aussi. y a plein de dates à faire. France daal laa téyegum. moom nga jàpp ko. France laa defagul date parce que rambale naa ko. mais gars yi doyaluñu ñu ngi réclamer tamit date pour ñoom. waaw moom laay expliqué nii. def naa Doc Ousmane. Doc Pullman. Zénith. Dôme de Paris. Bercy. wax ma beneen salle bu nekk France. à part Arena ak Stade de France. wax ma beneen salle. Olympia moo fa nekk xajuma fa. xajuma Olympia. mais may leen VSD bi pourquoi pas. wala Stade de France man je vote pour Stade de France. non écoute Stade de France laay voté. écoute Stade de France mënuma ko jël. non dañuy ñaan njëkk. non kañ incha allah yaa dina ñëw. waaw
yow man koy ñaan njëkk man nga wax gëm-gëm. non non dañuy ñaan njëkk waa France comme ñoom stade bi léegi parfois dañuy bañ ko ci jouer. yow man nga xam ni gëm-gëm ci man la lay déparé man ngay wax gëm-gëm. kon baax na gëm naa ni mën na nekk. mais nii ngi nii j'ai besoin de U Arena. d'accord d'abord. U Arena mooy 2 fois Bercy. mu nekk événement bu extraordinaire. ma dem wàcce ko. pourquoi pas producteur yaa ngi déglu war na mën a nekk war na mën a nekk. ayca li ñu joxoon ci waxtu léegi mu jeex de bu yeboo ñu ñëw baral jéego yi. ayca rapidement man fi may ñëwaatee rek Ameth Ndoye macha allah force bi Wally Ballago Seck àndal parce que bu ñu seetluwee enchaînement bi mu def c'est pas du tout évident nit di ko enchaîner mois de novembre ba mars amul repos ñu ngi tournée nationale dem nañ Gambie 2 fois. ñëw ba tey Wally encore mook fans yi parfois sax mu am ñu sonn ñun ñii sax parfois ñu sonn raté benn événement mais moom jamais donc maanaam force bi fan la jóge waaw gannaaw yàlla ak yonent bi soppe yi je vais demander à Alioune mu jox ma affiche États-Unis moo wan la nga comprendre c'est-à-dire man mënuma fay nit ñi O2 mooy jum ba ma koy def O2 bu Angleterre bi may def O2 Arena ngoone c'est pas en 2016 2018 bu O2 bu Angleterre non 2016 waaw 2018 c'est-à-dire nit ñi dañ may yóbbu dañ may jàppale propulsé ba foo xamante ni su ma tayalee rek du damay war waaw man maruma tayal man dama war di njaxlaf rek parce que li ma nit ñi def la alors fi may dem États-Unis di war fa jouer y a que Youssou Ndour qui l'a fait kañ la exactement. Je pense que mois de juillet laay nekk États-Unis tellement que you know man après dinaa xool calendrier bi. waaw bu nekkee juin mooy dàq. dina am juin. dina am fin juin waaw dina am juillet ak juin. juin day dajeeg Bercy papa yow bi. juin baax na États-Unis. mois de juin day dajeeg Bercy Youssou Ndour bi de. yéen da ngeen saay. Ameth Ndoye. yéen Bercy Youssou Ndour. yéen da ngeen saay. te gars yi parfois dañuy jiiñ xaw ma nan laa ko mën a waxee bëgguma wax baat bi mais parfois ñu ne voilà site internet yi ñuy seetaane ma ne da ngeen xamul li ngay dundee boo fexewul mu demee noonu nooy dundee c'est-à-dire showbiz bi bu fekkee jaxul nii lu may yóbbu gaale na jax waaw des fois mais léegi ma laaj benn affaire waaw mais yéen lu tax ngeen am fit kan ak kan seen titre yi kan la titre yi non pas Seneweb non ñëpp laay wax dama ne mais waxuma la kii mais titre yi site yi pas Seneweb non de mais titre yi non pas Seneweb bu ñu titré da ngay yaakaar ni àdduna ngi waaj alors da ngay dugg ci contenu bi mais nga dem mais c'est quoi ça mais yéen kuy créé titre yooyu bon kenn ngi ni man de waxuma parce que xool bi ma xool yoole na ma moo tax ma assumé waxuma kenn ngi nii non mais attends il faut sénégalais yi xam loolu am na ñoo xamante ni duñu dugg ci contenu bi titre rek la ñuy xool ni nga ni ma dem titre bi ngay gis ak li nekk ci biir c'est diamétralement opposé non bul wax loolu non dañ koy titre pour ngeen dugg yàqal site yi dañ koy titre pour ngeen dugg ci waaw yéen ñi nga xamante ne sama bàjjen waali yéeg yooyu papa yi nga xamante ne duñu dugg ci biir boo jëlee titre bul tax nga paniquer parce que dañuy titre ak li am c'est diamétralement opposé juste rek man damay leeral parce que tante yi ak bàjjen yi laay leeralal ñun duñu vérité lay doon mais vérité la boo xamante ne nii lii làqu ci ginnaaw c'est des techniques quoi c'est des techniques nan laa la ko mën a waxee faire choc c'est-à-dire on fait juste rek benn choc pour que nit ki ñëw mais lii làqu ci ginnaaw yëpp dëgg lay doon par exemple li ñu waxtaane fii nii lu ci séquence yu bari titre yi defar naa ko sama xel ba pare mais lépp dëgg lay doon mais ni ma koy bindee ba choqué nit ki ba mu ñëw aussi loolu xam naa ko photo bi ñuy def miniature ba nit ki ñëw loolu aussi gars yi dañ koy xam plus de visibilité dañ koy xam c'est-à-dire titre yi c'est-à-dire loo xam ne la buñ ko defee yéen a ngi dégg
ñoom Ngone ñoom Aline ñoom Louraas buñ ko gisee tak par exemple site internet yi waaw ñoom ñëpp lii nga mujjee wax ni su ma bëggee ñu partager ko par exemple je vais dire que Wally Seck tacle sévèrement les sites. gars yi daw ñëw seetaan ko. ma def ci point d'interrogation léegi point d'interrogation mooy signifier lépp. mooy que man damaa laaj est-ce que da nga leen a taakale. léegi nag sénégalais buy lire moom point d'interrogation bi du ko bàyyi xel. danaan waa Seneweb nee nañu Wally dafa attaqué site yi. te am na point d'interrogation buy wane ne. man damaa laaj est-ce que da nga ñoo attaqué. mais ñoom loolu duñ ko bàyyi xel léegi nag ñoom ñëpp dañ naan kon waa ji am na problème ak site yi daw xool. site yi aussi daw xool ñi luñ def ñoo ko tey jàng bi ñi luñ def ñoo ko tey. mais nag message bi lu ci ëpp solo te chaque fois moom laay wax sénégalais yi te neexul wax aussi kañ la ñuy màgg man ci laa bokk. man je peux pas comprendre chaque jour Wally def ma benn affaire te saa yi ma ko defaatee ma ñëw. c'est-à-dire ñun kañ la ñuy décider màgg. c'est-à-dire dañuy nekk ci ay détails nekk ci ay polémiques nekk ci ay affaires yoo xamante ne amul sens et il est temps ñu màgg. ñun dañoo soxla am jeunesse bu lucide nit nag boo lucide doo nekk ci ay détails lucide nag soo ko déggee. ñëpp dañuy jàpp ni naa nag tox ak non. képp ku ànd ak sa xel yaa ngi lucide. et je vais appuyer un point. ragaluma ko. j'ai pas peur de ça ragaluma ko. lu ma ci góobe dinaa ko gar. on veut une jeunesse sans drogue. là je vais être ferme quand je le dis. du ma njiitu réew mi moom ma dëkk bi. simple citoyen kese la lambda. mais je vais faire de ça mon combat. une jeunesse sans drogue. c'est important. Sénégal mënoon nañu di dégg lu nekk ah mais ay jeunes moom ñi ngi drogué wu moom. loolu moom boo ko déggaan sax da nga daan tiit. te léegi. non dañ ko banaliser. c'est-à-dire on veut une jeunesse sans drogue. ñun bëgguñu drogue ci réew mi. bëgguñu ko. il faut ñu dimbali ñu ci bëgguñu ko ci réew mi. parce que li muy yàq dafa mën a bare. day tax dafay non mën nañ pardonner lépp. tout à fait ba mu sëf loolu. drogue moom bëgguñu ko ci réew mi. c'est important et je vais faire de ça mon combat. fu ñu may yónni ma dem. c'est important fu ñu may yónni ma dem lu mu laaj su ma ko amee dinaa ko ci def. Inch'Allah. mais vraiment une jeunesse sans drogue. c'est important. wax nga wax bu am solo lépp la ñuy baale sauf loolu. donc on va terminer Seydina mu ngi ñuy sànni xeer Seydina Ali on va terminer juste li nga wax dafa am solo mooy mën nañ baale lépp sauf loolu man tàmm naa di wax ne lépp mën nga ko doon kenn du la beddi mais un drogué. kenn du bëgg a bokk ak yow kenn du bëgg a ànd ak yow ku doomam di ànd ak yow ñu tere la ko. foo jublu nit ñi sori la ku toog ak yow mu ngi xam ne mu ngi ci risque. donc moo tax boo amee liggéey ñàkk ko. soo amee sa liggéey sa bërëbu liggéeyukaay kenn du la fonk moo tax li Wally wax message bu am solo je pense que ne kilifa yi dégg nañ ko te dinañ ci ànd ak yow ci combat boobu incha allahu rabbi ma bàyyi la rek nga tàggatoo gaay yi Nabou Seynabou moom tamit mu ngi nii encore une fois ma koy féliciter ci liggéey bu muy def moom ak Mouhamed Sarr xam naa miin nga seen kanam. yenn saay ñu ñëw ne ma suba Wally Seck Kaolack ma ne leen bu ngeen sonnul man dama sonn te Wally moomul Seneweb yenn saay loolu laa leen di tooñee neen donc il faut ngeen di tëbal mënoo leen vendredi samedi dimanche yëpp ngeen topp Wally Seck donc da ngeen di xool vendredi wala samedi wala dimanche bu leen gën a voilà yenn saay mu ñu mer ñoom ñaar dañu bëgg seen liggéey yenn saay ñu mer nañu noo dimbali ñu valider ko nangam ak nangam mais non il faut ngeen noppalu aussi bëgg naa ngeen topp Wally parce que Sénégalais yi bëgg nañ ko aussi parce que ñun aussi suñu njariñ mu ngi ci mais bëgg naa leen aussi parce que du ma nangu ngeen topp Wally vendredi samedi dimanche lundi ngeen feebar mardi ma am problème mu effectif donc moo tax souvent dama leen di wax ne nañuy off yenn date yi mais maa ngi leen di sa kanam ay jàmbaar lañ liggéey bu am solo lañu def ci weer yi ñu jénn ci sa tournée def ko ci culture ñoom ñaan ñëpp parce que
côté people ak culture lañ leen dénk mais ñu ngi def liggéey bu am solo je tenais ma féliciter leen ci kanamu Wally yónni bi ñu leen fa yónni je pense que yow tamit amoo loola sa naqari parce que li ñu fay indil yëpp ñun amuñu ci benn gàcce. non donc ma bàyyi la ak ñoom nga tàggatoo ak sénégalais yi en même temps. waaw maa ngi tàggu sénégalais yëpp di leen wax merci de nous avoir écouté su fekkee wax nañ lenn loo xamante ni jaaduwul rek ñu ngi tuub xelu matadi bi ak doomu aadama bi day ñëw. di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaanal sama waa kër gudd fan ak wér jàmm ju sax di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal Sénégal yëpp mes enfants ma femme ma famille mes amis mon groupe Ramdan ñi nga xamante ni ànd ak ñoom ba léegi dara ñaawul su ma nee Ramdan tudd naa Farmaren yëpp du ma lim tey maa ngi gërëm ñëpp gis naa jàppale bi parce que aussi ñëpp mënuñu nekk ci kanam kenn rek mu mën a nekk ci kanam yàlla dogal na suñu askan man may attaquant bi loolu yàlla dogal donc ñoom ñu nangul ma ko sama askan yëpp maa ngi leen di gërëm di wax soppe yi aw ma seen fay di ñaanal kilifa diine yi ñu yàgg fi lool te ànd ak wér rawatina ñun suñu buntu ci sëriñ Bamba muy sëriñ Muntaxa yàlla wéral ay cëram yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak mbooloo mi kilifa diine di ñaanal njiitu réew mi son excellence président Macky Sall yàlla na ko yàlla may kattan may ko jàmm may ko réew mi yëpp man nag ku ne xam na ni dama bëri ay kilifa yoo xamante ni su may soppe lañu samay xarit lañu ñoom ñëpp su ma limee damay juum maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que Wally kese la ñuy gis ni muy dox mais y a beaucoup de Wally yoo xamante ni ñii ñu ngi seen biir kër seen loxo rek la ñuy tàllal jàppale Wally ñii seen téléphone rek la ñuy jël jàppale Wally ñooñu aw ma seen fay maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax di remercier vraiment képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi say yitte di ma seetaan di dagg say billet di ma topp di ñaanal ñëpp jàmm vraiment je suis content tey moom bokk na ci korité yi gën a neex ci sama korité tu sais généralement man moom ay bésu julli surtout tabaski bu ma lewatalee ba pare damay yendoo jooy waaw tabaski bu ma lewatalee bu ñu jullijee ba ma lewatal ba pare bi passé laa dem armée ya jóge armée la ñëw tëdd te may tëdd sama nekk jooy ba 21h ma génn noonu laa mel tabaski moom dafa diis ci man xëy na li ma tudd Ibrahima moo tax dafa diis ci man bés la boo xamante ni généralement bu ñu nee semaine tabaski bi damay agité lu ma waay jox dama koy joxe damay agité tabaski bu ma yoroon 200 millions ci semaine boobu dafay jeex ci gàttal parce que bés la boo xamante ni dafa benn nit lay nekk donc damay yendoo jooy ba ay 21h ma génne nag dugg ci nit ñi toog ak sama waa kër ñëpp xam nañ loolu ci man su ma lewatalee ñëw ziar sama yaay tëdd naa maa ngay jooy xaw ma lan la je sais pas s'il y a quelque chose qui sort c'est plus fort peut-être que moment wu yokkute la peut-être que moment wu fóot la je sais pas xaw ma mënu ma ko wax parce que du ma yàlla du ma yeneen bi du ma wàlliw du ma xut bu sama nit kese la waaw nit kese la c'est très clair Wally Seck nit kese la une personne lambda une personne bu doy di macha allah donc maa ngi gërëm ñëpp man balaa may fàtte man naroon naa fàtte ñu dóor ma Nogoy Luxury Nogoy Luxury waaw nee na nga nuyu ko sa soppe la sa xarit la Nogoy Luxury maa ngi lay nuyu maa ngi lay siyaare waaw ak suñu yaay ji ñu bokk maman Aïssatou Seydi sama yaay Aïssatou Seydi Touta sama xarit maa ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm aussi sama yaay Tamaro Seydi yaay Dior toute la famille maa ngi commencé lim te bëgguma woon lim gis nga yaa ngi may dugal ci lim maman Aïssatou Seydi ñemewu ma toog fii te duma ko nuyu waaw sama yaay la sama xarit la maa ngi nuyu ñëpp vraiment mon oncle Fall général Moussa Fall maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér parce que moom yàlla dafa dogal ni ci waa kër Cheikh Ibrahima la bokk kilifa la ab parrain la donc man foofu laa koy xoolee sama jëwriñ la ci yoon wi maa ngi koy nuyu bu baax muy sama xarit mon oncle Meng toute la famille samay xarit samay nijaay je viens de recevoir des messages bi ma fi toogee léegi la Souleymane Ndéné woote tu étais là je reçois des messages maître Bamba Cissé maître Abdou Diali Kane tous les avocats pôle d'avocats samay xarit ku lim juum vraiment je suis content je suis vraiment content looy wax ci waa Seneweb
Seneweb chapeau parce que Nabou yow ku ne xam na ni yow sama sœur nga yàlla moo dogal ma sopp la rek xaw ma lu tax ah yàlla moo dogal ma ñeme la ak lu mu xat-xat-xat dinaa xam ni c'est Nabou qui m'appelle damay taxaw donc yàlla moo dogal loolu peut-être que nag ci jamonoy salaam la ak ñoom grand Badou fii la dëkkoon peut-être loolu moo waral lii tey donc maa ngi leen di gërëm di la ñaanal jàmm et surtout Nabou maa ngi baalu àq c'est important. maa ngi baalu àq parce que nit aussi fi ngay tooñee doo ko yëg maa ngi baalu àq de c'est important waaw maa ngi baalu àq waaw Nabou ma bàyyi la foofu lay daal di duggee rek di gis ne tournée yi mu def national yëpp ànd nañ ceeg moom liggéey ceeg moom bu mucc ayib ba biir Gambie j'espère que yeneen tournée européen yeeg ak Amérique beeg ak France ak dinañ ci ànd ak Seneweb. maa ngi lay waatal ni bés boo amee visa bu la Seneweb defalee visa fépp fu ma jëm ci àdduna ma yóbbu la loolu léegi man assuré naa visa bi barki Cheikhul Khadim moom Mouhamed Sarr non dégg may déglu rek moog sama cadre. waaw ñoom ñaar ñooy ànd souvent ñooy ànd ak yow souvent boo defaree visa jàppal ni Italie di nga dem fu mu mën a dem ci àdduna ma yóbbaale la kon des na ci Ameth Ndoye. non jeex na kon jeex na attention bëgguma ñu ne bëgguma na bu mbaa di nga defar visa bi non bu États-Unis Italie wóoruma voilà Amérique ba la moom la assuré. c'est-à-dire dama dégg nga wax Italie parce que da nga wax États-Unis ma ne boobu maa koy assuré. waaw après ma dégg nga ne Italie. non tax ma Espagne yaa Maroc. boo ko dirigeante nii. waaw on est lundi. mercredi nga dirigeante ko. avec date yi kañ la. le 14. mai. le 14 mai mën na ko fekk Italie. ok bii fu mu mën a doon maa koy jënd. d'accord jeex na la yàlla dogal. amul problème ayca. foofu lay daal di tàggatoo gaaw balaa ñu mënaguma tàggatoo ndax damaa sañse tey. waaw da ngaa sañse waaw. te moo fi jaar. d'accord. Getzner bi mu ma jox sénégalais yëpp laa bëgg ñu xool ko du Getzner como Getzner bi ku ko xool xam ne original pur et dur Wally Ballago Seck moo fi jaar sañsel ma lii bañ jógee Gambie ne ma waajalal korite gi man it ma daal di waaj nii la ma daal di def ak ki nga xam ne nag moo di Khalifa Mbergane borom li fa couture moom it yàqu ci dara mu daal di kub rek ma toog ñu def suñu plateau mu ngi noonu mu ngi noonu di tàggatoo ak mbokk internet Seneweb TV seneweb.com doon am mbégte rek comme ni ma koy waxee saay su ne ak contentement dalaloon ko mu nekk nit ku baax nit ku modeste ñun ñi nga xam ne nag ñoo koy faral di topp jege ko xam nañu kan mooy Wally Ballago Seck nee naa ko keroog di nga lakk ñu bari parce que ñun it avant ñu lay jege li ñu doon dégg ak bañ la jegee c'est diamétralement opposé donc nag dañ koy faral di wax man damay sawar di ko wax parce que mu ngi nii ni mu mel nii la mel ni mu mel nii la mel mënoo Wally Seck fuur la bay lakkaate non mais dina lakk ñu bari dina lakk ñu bari loolu man dama koy wax haut et fort mu ngi nii toog nee naa la gëdd bi mu jox média Ameth moo ma gën a marqué ci moom parce que tamit quoi qu'on puisse dire ñun suñu liggéey la ñuy daal di def donc dañ dee bëgg ki nga xam ne day reconnaître li nga xam ne moom la ñuy def te moom bokk na ci ñi ko reconnaître di ñu jox gëdd bi di ci taxaw di ñu ci jàppale ñu koy remercier aussi ci côté boobu di ko remercier waat ci sañse bu yanj bi di ko waxaat di jox dig daje beneen yoon rek di waajal tournée yi Ameth. ayca merci beaucoup di la jaajëfal di jaajëfal Wally Ballago Seck di jaajëfal internet yi àndoon ak ñun ak toute l'équipe technique sous la direction de Medoune Fall di jaajëfal ki nga xamante ne nii moom mooy Mouhamed Sarr di jaajëfal ki nga xam ne moom mooy Karbala ak chauffeur bi. dégg nga Ndoye sama jabar bi nee na man maa ngi gërëm Aïcha Mbengue. Aïcha Mbengue Mbengue la sant en plus waaw doomu Cheikh Mbengue la maa ngi gërëm Mohamed Seck mon fils. Papa Ndelo Wally Momi Fatim yaa Fata yaa Papi Nawel yaa Mohamed maa ngi gërëm sama jarbaat ci yëpp Bello Fatoumata Bintou Mbengue ñëpp maa ngi leen di gërëm ci yàlla Seck non mais waa Mbengue ngeen moom maa ngi leen di jaajëfal samay tante ngeen ak samay nijaay bëgg bruit kon yéen tamit ci famille Buzz ayca merci beaucoup di jaajëfal Doudou moom moo nekkoon ci conduite bi donc man ma nekkoon ci waxu gi di leen jox dig daje ci yeneen jotaay yu mel am aw mi leen jox rendez-vous Italie waaw inchallah Ndoye Mbengue wax de inchallah maa ngi leen di jox rendez-vous ak Amérique ak Espagne ak Maroc ak date yëpp inchallah rabbi moom moo ko wax inchallah rabbi jaajëf